na nga def asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañu bëggoon defar li nga xam ni moom la ñu nar a ñëw defar moom mooy stuffed fish mooy poisson bi nga xam ne dañ koy farcir mais ni ñu koy farciwee tey nag ak li nga xam ne moo nekk ci kër gi la maanaam dinañu jël li nga xamante ni moom mooy xam naa ne am naa crevette moom laa siy def ak macédoine boo xam ne dama ko desaloon donc parce que fas yéene wu ma génn instant bi dafa xaw a commencé guddi fas yéene wu ma génn incha allah donc li fi nekk rek la ñuy defar ñu daal di ñëw rek du ñu def rek lu dul ànd ak yéen si waañ bi pour wan leen par exemple ñu àndandoo sax laay wax bu ko defee ñu dem fouiller lu nekk xool lan lañ fi am ñu defaree ko noonu donc sans plus tarder du ñu def rek lu dul ànd ak yéen si waañ bi bismillah. donc farce bi nag li ñu koy defee moom mooy li nga xam ni moom nga yore si sa biir kër. tey jii nag man li ma yore mooy crevette laa amee fii donc moom laay utiliser daal di jël aussi sama macédoine bi nga xamante ni dama ko defaroon mu nekk poivron ay variété poivron ak soble ak tuuti kaani bu vert bi ak bu rouge bi ñoom laa mélangé noonu daal di koy daggate ba mu sew ngeen gis ko nii dama si defoon tuuti sel ak tuuti huile moom moo nekk noonu dinañ soxla aussi li nga xamante ni moom mooy oignon vert persil boo am rek ak aussi tuuti huile ak nen bu ngeen xoolee aw ma chapelure fii c'est fait exprès donc dinañ soxla aussi li nga xam ni moom lañ koy booleel mu nekk ngeen gis ñam bi yële di ngeen war a waaru lu ma koy doyee mais dama koy sauté donc mu nekk comme genre frite wala poisson manioc yoo xam ne dañ ko sauté donc muy cassava root bi nga xamante ni moom la ñuy ñëw tey jii sauté ko boole ko affaire yi en attendant après dinañ xool aussi leneen lan lañ siy boole bu ko defee daal di koy def mu nekk un repas complet donc sans plus tarder du ñu def rek lu dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah. voilà comme ni ngeen ko gisee bala ñoo commencé lenn rek dañuy daal di ñëw jublu ci jën bi nag bu la jën boo am man bu ngeen xoolee fii kong laa am mu nekk moom la ñuy wax fii catfish donc moom laa amee fii jënu kong moom laa amee fii yow jën boo am li may def nii mën na ko def da nga koy dagg rek li may def yépp ngay def rek ba mu des xanaa xoos bi nga xam ne maa ngi koy ñëw waaj a def donc pour xoos bi nag moom loolu c'est optionnel su la neexee nga bàyyi ko noonu mais man damay bëgg a dindi toujours ñuulaay bi comme ça der bu ñuul bi ci kaw noonu comme ça nga xam ne affaire yi dina dooree rafet ak yooyu donc li may def mooy damay jël sama récipient bi gis ngeen ndox bu ndugg laa ci def donc bu la neexee su fekkee da nga bëgg lu procédure bu gën a gaaw nga def ndox bu tàng su fekkee mën nga ko gérer donc damay daal di jël rek sama mbomb di ko ci bomb ndànk du ma def bu baax balaa mooy fulli der bi yépp donc ndànk lañ ko ci bombee bu ko defee ñu dindi le plus de der bu ñuul bi possible donc nii la ñuy def bu ma paree d'habitude ci robinet bi laa koy defee damay dem foofu rek xoos après bàyyi robinet bi ndox bi layandil ma ko ma indi donc ñu def loolu ma daal di ñëw layandi ji ko après ñëwaat ak yéen incha allah. voilà li ngeen gis fii nii nag mooy li nga xam ne moom la ñuy waaj a ñëw def mu nekk filet ko dañ koy filet bu ma nee filet nag tey du ma ko séparer parce que jënu lumm bi bu tey jii bu fekkoon beneen façon jën laa amee damay bàyyi bopp bi sax duma ko dindi pour côté présentation et tout mais jënu moom kong moom bopp bi dafa xaw a ragallu moo tax dama koy bañ a def d'habitude dama koy dindi teg fële wala bu fekkee damay togg ceeb te utiliser ko ma tëmbal ko foofu rek comme genre pour ñi nga xam ni dañuy bëgg ma caat ak yooyu donc damay ñëw jël sama paaka boo xam ni ñaw na daal di ñëw commencer donc comme li ma leen wax rek du ma ko séparer dama koy butterfly maanaam comme li ñuy wax papillon noonu laa koy def donc damay fexe jéem a xaw a dagg nii topp comme rek bu ma doon waaja tey jii def filet noonu laa koy def parce que sooy def filet li may def nii noonu ngay def da ngay topp jën bi ci yax bi ngay def sax guide donc yow plus nga koy laal mu wan la ni yaa ngi def lu jaar yoon gis nga mi ngi nii donc su amee ndawal bu bare gis nga surtout bu fekkee da nga yore paaka bu ndaw ça se fait tellement vite c'est rapide
donc nit yi bu ñu ragal di filer seeni jën. tey jii par exemple bu fekkee ni da nga nekk foo xamante ni peut-être dem jënd ji poisson filet de poisson du moins dafay xaw a metti yow jën boo am mën nga ko def nii rek ngay continuer bu fekkoon dama koy filer yëpp mu deñ nii laay continuer topp su ma paree daal di séparer teg fële donc mu dese ma yax bi ci biir donc loolooy poisson filet gis nga fi ma nekk nii fii nii dafa am yax mooy bii nekk fii diggante bopp beeg bagage yooyu noonu moom laa foofu laa yem nii donc damay def nii ubbi soit ma jël sama paaka bi mu dimbali ma su dee mën na ko damm balaa may jël beneen wala ma jël paaka bu gën a mag tuuti maa ngi xool mais je pense que ak jàmbaar ji war naa ko mën a def de ci sama yaakaar mi ngi dem mais avec un peu de résistance quand même su fekkee ni tayal nga def lii moom jëlal paaka bu mag rek dóor mu jóge fi gis nga nii je refais la même chose ak beneen côté bi donc damay ñëwaat fii gis nga jën comme li ma wax toujours damay topp yax bi fii la commencé foofu laay commencé ba mu jox ma yoon nga tourner man il faut ma tourner ko nii pour ma mun ko jekku bu baax gis nga nii ma ñëwaat encore ci kaw moom après laa koy lijjanti moom ay affaire am waaye ba ma jàll fii ba pare rek gis nga da ngay def comme tey jii boo doon fees voilà gis nga chair baa ngi nii moom na toog fi ma bëgg mu toog rek gis nga bu ngeen xoolee dew ma ba ci suuf c'est fait exprès parce que dama soxla loolu pour décoration plus tard moo tax dew ma ba ci genn bi dama yegg si ba fii rek gis nga fii ma arrêté foofu pour nga xam ni genn bi dina ma taxawal pour affaire présentation voilà léegi damay jël sama ciseau soo amul ciseau paaka voilà gis nga nii ma teg ko nii gis nga su may filmer nii day xaw a metti pour ma wan leen quoi bu doon man ak man kese la pare naa yàgg na parce que boobu soxlaw ma kenn gis li may def voilà gis nga en un rien de temps nga pare gis nga yax bi rek ngay topp toujours bul ko ragal gis nga mi ngi nii gis nga jën baa ngi nii donc yax baa ngi noonu léegi nag li ñuy def toujours da ngay xaw a dawal nii sa loxo c'est juste pour mun a dindi gis nga yax yii nii yi nekk ci côté nageoire yi gis nga yii nii loolu laa jéem a dindi nii quoi soit nga jël sa paaka or sa ciseau there you go gis nga mu ngi nii bu desaatee tuuti comme nii mën nga ko lelliwaat voilà gis nga fii nii desewaat na ma donc côté nageoire yi rek moo ma dese nii lii moo tax ma choisir catfish wala soo amee sa thon wala yu mel ni ki noonu parce que ñoom bariwuñu yax donc fat nga jóge fa
bu fekkoon ni tey jii dama jël yabooy par exemple wala beneen genre jën boo xam ne dafa bëri yax noonu dafay xaw a dama fiy yàgg quoi. Voilà gis nga beneen côté fii nii amul sax far voilà donc lii nekk fii kooku laa bëgg a ñëw lijjanti après paaka bu mag laay dem jëli ji wala attends there you go alhamdulillah voilà xay voilà voilà gis nga su fekkee ni fii daf la bëgg a sonal mun nga ko dagg fii nii nga xam ni yax bi nekk ci bopp bi carrément moom la ñuy dindi ba mu set wecc voilà gis nga bu ci kii bi toppee c'est pas grave bu la neexee après nga leetli waat ko foofu voilà gis nga jeex na tàkk donc ñu ñëw léegi wan leen ñun li ñuy ñëw def incha allah voilà gis ngeen fii dama jël crevette bi voilà dama foogoon ni taal naa affaire yi mais crevette yi laa jël ma dagg ko ay daggu yi ndaw lii mooy shrimps yi moom laa dagg bite size su la neexee nga bàyyi ko noonu après ma jël aussi coriandre mu nekk kii parsley moom moo nekk nii mooy persil bi moom laa jël fejet ko aussi ak tuuti si kaani bu rouge bi ma jël ko cube ko def ko fii donc fi mu nekk nii defaguma si dara damay ñëw wan leen lan lañ siy ñëw def incha allah. voilà suñu oignon ak kii nee naa oignon persil ak kii ak man waaye may wax persil subhanallah suñu laaj ak poivre noir ak suñu mélange d'épices moo nekk nii xaaral ma ñëw dolliwaat si ma ñëw jël tuuti oignon en poudre léegi damay ak ail en poudre donc ail en poudre garlic powder daal di def aussi li nga xam ne moom mooy oignon en poudre faaw ñu jox ko goût bu neex a neex daal di ñëw def un peu de sel bismillah voilà léegi nag daal di mélanger bien bon gis nga nii léegi nag ma daal di ñëw def li nga xamante ni mooy tuuti huile diw bi dafa am laaj bismillah laaj bu ñu sauté voilà nii rek baax na gis nga nii léegi nag ma daal di jël benn nen bismillah nen bi moo tax defuma chapelure wala lenn parce que bugguma mu mel ni lu naqaaral mel ni comme genre boulette dama bëgg nen bi moom moo leen di bind moom mooy tax affaire yi collé voilà day agir comme colle voilà gis nga mi ngi nii
nii nag lañ koy jëlee rek farce ko su la neexoon tey nga jël sa carotte râpée def say yeneen xeetu bagage ci biir mais man nii rek doy na léegi nag ñu daal di indi jën bi nag ñu commencé ko farcir incha allah. Voilà li ma leen doon wax sànq ma ne ku amul par exemple crevette wala bëggoo def crevette te nga bëgg a def farci bi mën nga ko def li ngay def mooy da ngay daal di jël gis nga ndawal li nii nga commencé di ko lelli nii ndànk-ndànk lelli ko bu baax. bu ko defee nga jël ko moom dagg ko ay cube mélanger ko si suñu mélange ba la ñu def ne le bu ko defee moom ak poivron yeeg soble yeeg yooyu moom ngay mélanger daal di koy ñëwaat tegaat fii donc boo ko lellee mun nga bàyyi der bi nii mu nekk ci kaw wala mu am tuuti chair rek si biir bu ko defee nga mun a jël farce bi defaat ko incha allah donc fii dama jël suñu mélange d'épices beeg poivron yeeg xeet kii poivre noir yi du moins ñoom laa jël pour ñu assaisonner jën bi ci boppam moom gis nga donc mu ngi nii dama dolliwaat poivre ak ail en poudre oignon en poudre ci biir pour mu gën ci bari voilà donc nii baax na gis nga nii léegi nag su la neexee ci niveau bi nga yem fii wala nga def comme li ma nar a ñëw def nii rek comme affaire bi defoon naa ci tuuti diw je refais la même chose fii tamit donc garlic oil moo nekk nii mun nga def diw kese wala nga def beurre su fekkee da nga bëgg sax yéegal enchères yi bu baax nga def beurre ci biir loolu aussi dina neex man mun na am ma def ko ci biti gis nga ñu massage ko ci kawam nii bu baax léegi nag ñu ñëw ak suñu farce gis nga te mu am nen bismillah gis nga nii su la neexee nga def plus ou moins l'essentiel mooy defal loo xam ni dina mun a tëju après léegi nag ñaari yëf moo am soit da ngay def nii jël affaire yi tëjaat ko nii if you want maanaam lii sax dafa xaw a bari xaaral ma wàññi ko tuuti rek jël ñaari côté yi nii gis nga daal di jël sa pusoog sa wëñ commencé ñaw bu la neexee nga def loolu mais loolu dafay bari liggéey pour man donc bu ma paree après dama war a firi dindi wëñ yeeg affaire yooyu noonu donc man bu kii bi bu yomb bi laa koy def muy lan damay jëlaat def ni reconstituer waat jën bi à ma façon gis nga su ma defee nii ba jën bi joxaat ma formam gis nga nii ma daal di ñëw nag léegi bu amee lu génn ma ñuuxaat ko ci biir gis nga nii léegi nag ma daal di ñëw indi sama papier alu wala papier sulfurisé njëkk bu fekkee amoo ko soo amee mbuus plastique bu de cuisson mun nga ko jël laxas ko ci ba mu ne ngodd daal di jël teg or nga ñëw gis nga comme ni mu tëjoo nii pour sécuriser ko nga jël say toothpick xaaral ma ñëw wan leen muy cure-dent yi nga teg ko ci aussi pour mu tëju xaaral ma ñëw wan leen boobu gis nga mun nga def nii xaaral ma tëj ko nga jël cure-dent daal di jël cure-dent yi mu way gis nga nii nga ko ci pine quoi sama cure-dent yi moom dañoo xaw a yambare tuuti
there you go amoon naa yu gën dëgër yi gis nga nii okay you know what I don't have time for this nii nga jam te quoi di def noonu ainsi de suite ba nga pare mais man loolu yépp duma ko ci def nii rek laa koy defee gis nga nii ma daal di jëli ji sama papier ñu laxas ba mu dëgër këcc gis nga su la neexee nga jël takk ay morceau fii pour téye ko bu baax comme ça buy lakk dara du génn donc ñu def noonu après ñëwaat ay buum laa bëgg a wax ñu ñëwaat wan leen incha allah gis ngeen buum yaa ngi nii comme yi ñuy takkee kii rek ginaar yi moom mooy kitchen twine donc damay jël rek takk nii gis nga jarul muy dëgër këcc parce que kii yi tamit bu ñuy togg bëgg nga ñu am espace pour mun a expand gis nga lii dina ma permettre su ma paree aussi ma xam nu ma koy daggee ok man sama buum yi dañoo xaw a gàtt ni ma ko daggee voilà gis nga léegi nag ma ñëw jël papier alu daal di ko ci teg bu la neexee lii mën nga ko def à l'avance defar yépp nii dugal sa congélateur gis nga su ma defee nii nga ab papier alu bi moom daf ñuy gën a dimbali ci boppam bu ko defee nag nga dem mun nga ko dugalee nii ci sa biir cin bu fekkee amoo four walla nga def ko ci plaquette dugal ko ci four bi nii quelque chose comme 15 à 20 minutes juste pour farce bi ci biir ñor parce que jën bi day gaaw a ñor de toutes les façons farce bi ci biir ñor léegi nag soo paree après nga daal di ñëw su fekkee da nga ko bëgg a dooreel ak bagage yooyu noonu après dinañ leen wan incha allah donc ñu daal di def loolu bu ko defee ñëwaat wan leen soobee yàlla affaire yi. voilà gis nga nii laa koy def rek ci four bi nii laa koy jël rek dugal ko ci biir four bi incha allah bu ko defee après ñu wan leen buñ demee ba ci kanam tuuti.
voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii kii bi pare na li ñuy ñëw def mooy dañuy daal di ñëw rek def li nga xamante ni moom mooy ndox bi nga xam ne moom la ñuy baxal nii donc dañuy ñëw def sel bismillah pour def ci ñàmbi bi comme ça ñu mun koo ñàmbi bi nu la neex nag nga koy daggee nu la neex man dama ko daggee nii rek tey nga xam ne damay mën a nax sama gaay léegi nag bàyyi ko mu bax ba nga xam ne tendre na donc ba nga xam ne c'est à 80% togg ñor na cuit léegi ñu door a ñëw nag daal di koy seppi daal di ñëw def ci suñu assaisonnement ki bëgg a saaf man duma saaf dama koy dem def ci four bi incha allah donc nii la ñuy def rek baxal ko ba mu ñor après ñu ñëwaat ak yéen waxee ñàmbi bi gis nga ni mu ñoree gis nga soo defee nii duñ ko bàyyi ba mu ñor xom nappaajoo donc lii citron la donc tuuti citron bismillah daal di jël un peu de sel ñu jël suñu mélange d'épices bi su ma ko mënee gis sax man fan la nekk voilà bismillah gis nga suñu mélange d'épices bi nga xam ne day am poivre sel xeet googu yëpp léegi ñu jël tuuti persil bu wow walla bu tooy bismillah soo ko amulee bon c'est pas grave ni ñu daal di jël aussi tuuti suñu huile bi voilà gis nga bismillah su la neexee nga daal di siy def tamit tuuti rek kaane bu sew walla kaane pëndax soo ko bëggee nga def ko si donc mi ngi nii laa koy jël dem def ko ci four bi tey jii su fekkoon ni defuma ko ci four bi bi ma ko génnee foofu rek laa koy commencer saaf automatiquement donc nii lañ koy def ci four bi après ñëwaat ak yéen incha allah. voilà li ngeen gis nii ñu def mooy li nga xam ne foofu la ñu toggee kii bi dañu jël suñu sauce bi nga xam ne moom la ñuy accompagner ak li nga xamante ni moom mooy suñu jën bi. moom la ñuy jël ni togg ko donc dafay nekk genre coulis bii tàmm ngeen ko ci kër gi léegi donc dafa nekk poivron laa amee noonu poivron bu rouge bi ak tomate fraîche ñoom laa jël ma dagg ko ak soble ak kaani aussi bu rouge moom laa utiliser noonu su fekkee ni par exemple yow bëgg nga mun nga ci dolli tomate concentré walla nga bañ ko ci def comme man tey jii duma ko ci def quoi léegi suñu paree bàyyi ko nii mu togg ak diw bi ma ci def nii nag diw bi nga xamante ni dañ ci saafee woon laaj bi la donc moom lañ koy toggee incha allah nga xam ne day am goût déjà ba bëgg a dee bu ñu demee ba affaire yi lax nag soble yeeg poivron yeeg tomate yi lax noonu ñu daal di koy fay daal di koy purée bu ko defee moom la ñuy lal ci suuf daal di ciy def jën bi donc moom moo nekk noonu.
waa kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ngeen gis jën bi gis ngeen ko nii ñu indiloon leen poulet bi nga kii nee naa ko poulet sax poisson bi nga xam ne dañ ko farce donc mu nekk nii muy stuffed fish donc moom lañ leen indiloon tey ñu def ci biir crevette ak ay kii macédoine donc mu neex loolu macha allah moo tax ñu daggal leen ko pour wanoon leen ci biir nu muy mel ngeen mun ko gis ak coulis de tomate ak poivron yi ngeen gis lële ngeen gis fële di mel ni frite du frite gis ngeen suñu ñambi yi la donc su fekkee ni par exemple pomme de terre nekkul en saison wala mu cher ñu koy jaayee lu jaaduwul gis ngeen jël leen ñambi bi neex na du lax du lapax du def dara gis nga mun nga pare lu yàgg du def lenn day toog fi ni mu meloon rek lay mel mu neex loolu et puis mun nga ko assaisonner ak lu la neex nga xamante ni tey jii nag suñu ñam yi dafa bëri antioxydant loolu riche ci ay vitamines ak potassium ak ay folique yooyu noonu yëpp mu ngi ci ngeen xool ñu wan leen ko gis ngeen mayonnaise bële pour ki nga xam ni neex na ko bëgg na ko booleek mayonnaise defuma ketchup ndax coulis bi ñu def moo tax mais ku mu neex mun nga ko boole aussi ak ketchup su la neexee nga daal di dóor sa benn ñankatang bu sew ci el bi noonu boole kook moom bu fekkee loolu moo la tenté wala nga def mburu aussi yooyu yaay xool wala ay couscous ak yooyu yëpp daf siy neex bu baax a baax ñun tey dañu bëggoon lekk lu léger moo tax ni lañ koy def peut-être ñu boole si mburu pour xale yi wala ñu lekk ko nii kese donc di leen wax ni bu leen fàtte partager vidéo yi di ko aimer di ko liker mais aussi su amee kuy seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te appuyer cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal leen mu mun ko notifier tey nag moom émission bi balaa maa dem dama mel ni dama intervertir affaire yi de ñu ngi koy jox képp rek koo xam ni mi ngi safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames mais nag tey jii damay tànn ci ñoom sama yaay muy maman Aïssatou ñu ngi ko koy jox madame Diagne ñu ngi ko koy jox moom ak sama rakk ma Samba ak papa aussi ñu ngi ko koy jox di ko jox aussi Xàcc Ndiaye Sey Sister Fatou Thiam di ko jox aussi Mariem Diop ak Fatou Mbaye duma ko fàtte sama soppe di ko jox aussi Marietou Diaw ñu ngi la koy jox di ko jox aussi ma xool waaw ñëpp rek Aliou Soumaré ñoom ñëpp rek ñu ngi leen koy jox ak sëñ Abdou Sow yëpp jox nañ leen ko tey comme toujours rek di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah